jërë ngeen jëf seen ànd ak télévision Futur Média xibaaru marax yi benn ponk la li ci gën a fës xam ngeen ko xibaar bi siiw na gouvernement bi Macky Sall tas na ko mu dëgmal kon bu bees ci ñeenti décret la ko xaatim décret 73 bu 28 octobre 2020 mettant fin aux fonctions des ministres et secrétaires d'État membres du gouvernement beneen décret bi 2074 la moom moo nee na lit ka nga xam ni mooy kilifteefu président conseil économique social environnemental bi soxna Aminata Touré jiite woon niki it tamit jàppaleen ni am na yeneen décret yoo xam ni secrétaire général présidence niki secrétaire général gouvernement daal di nañ koy neenal nii ba léegi ci wàllu xibaar yooyu rek ñu jàpp ne kon ci waxtu yi ñu dëgmal Sénégal dina am gouvernement bu bees incha allah dinañ ci ànd ak yéen ci ni mu gën a yaatoo léegi ginnaaw xibaar yi it édition spéciale bi dina continuer di wéy loolu di ponk bi nga xam ni kon moo gën a fës ci xibaar yi ñu jàpp ko ma fàttali leen ko Macky Sall tàggoon na ak ay ministre am ci communiqué bi ñu siiwal nag daal di nay jaajëfal présidente conseil économique social environnemental boobu waaye it ministre d'État bi nga xam ni moo doon secrétaire général présidence de la République Mohamed Boun Abdallah Dionne ministre secrétaire général Jean-Simon Maxime Ndiaye it daal di na koy jaajëfal niki ministre am yi jëwriñam yi ak secrétaire d'État yëpp nga xam ni liggéey ak ñoom bañ ko tabaatee ba léegi nii. Kon mu des rek ñuy xaarandi gouvernement d'union élargie bi nga xam ni moom la ñu xibaar ni incha allah moom la ñu dëgmal ba léegi ci wàllu xibaar yooyu jàpp leen ne soxna Eva Marie Coll Seck nekkoon fi ay jamono jëriñ ji yor wàllu wér-gu-yaram jaajëfal na ñi nga xam ni ñoo yor wàllu paj fii ci réew mi ndax seen taxawaay ci coronavirus bi naam wàññeeku na waaye mi ngi artu nañu moytu am mbetteel mu dekkiwaat. Eva Marie Coll Seck ñu teewlu ay kàddoom. Personnel de santé ndax def nañu liggéey bu rafet yëpp nekkoon ci ay liggéey bu leer bu clair nu ñuy jëlee malade ak yooyu am na si ñoo xam ne ràññee nañ leen yéen sax seen bopp yéen a leen gën a tudd muy ay professeur Seydi ay docteur Bousso ñu mel ni docteur Sall bu Pasteur wala. Professeur Mboup ñooñu ñëpp tudd ngeen leen parce que da ngeen gis liggéey bi ñu def waaye personnel de santé yëpp ak action sociale ñoom ñoo liggéey ci mbirum Covid bi te maa ngi leen di gërëm bu baax. communication bi itam liggéey ngeen si lu bare ndax xalaat naa ne loolu tax na ba ñu am ndam itam ñi nga xam ne dañuy liggéey ak askan bi dem ci ñoom ci kër yi buntu fu nekk nga dugg wax ak ñoom. loolu itam dimbale na Sénégal li ñu gis itam mooy dimbal bi ñu def pour ñi nga xam ne dañoo néew doole ak fonds bi nga xam ne dañ ko defar président de la République defar ko muy 1000 milliards pour mën a dimbale secteur yëpp. jamono ji ñuy xayma ñaata laboratoire ci Sénégal ñoom ñoo mën def test coronavirus toll nañ ci juróom benn yi ci gox Ndakaaru lañu bokk ba tax Tambacounda Ndar ak Ziguinchor am nañ yéene doole lan ci wàllu koppar ba ñu mën am ay laboratoire yu mën def test Covid professeur Amadou Mokhtar Dieye moo ko siiwal ci micro Amina Mbare Sow. test yi bi ñu koy def dañu bëggoon test yi ñu wasaare ko fépp ci Sénégal tey def nañ ko sax fi mu toll mën nañ def ay test Matam mën nañ def test Kédougou Tambacounda Kaolack Ziguinchor Sénégal presque fépp mën nañ fi def ay test mais test yi ñuy def yooyu ay jeunes experts la seen capacité dafa limité pour ñu def lépp fanweeri test ci bis day xaw a jafe léegi dañu bëgg nag appareil yu mag yoo xam ne dañu mën a def ñaar téeméeri test wala juróom benn téeméeri test loolu moo tax ñu bëgg ay appareil PCR yu complet ñu yóbbu ko ci ñetti région pour le moment mooy Saint-Louis Ziguinchor ak Tambacounda loolu nag financement bi am nañ ko commencé nañ sax commander les appareils pour que foofu du yàgg ñu fexe ba am fa ay plateau de biologie moléculaire yu mag yoo xam ne buy Covid bi ak yeneen maladies yu mën a ñëw ñoom daañu mën a def diagnostic bi donc loolu mooy suñu mbébét dañ ko commencé ci région yooyu mais liñ bëgg mooy région yëpp capitale régionale bu nekk am laboratoire bu mag a mag boo xam ne daal
bu amee épidémie bu mu mën a doon muy Covid muy beneen ñoom daañu mën a def diagnostic bi du jar ñu ñëw ba Dakar wala ñu ñëw ba Thiès pour def test yi. ci fan yi yëpp ñi ñàkk seen bakkan ci mbëkk mi bëri nañ lool Barça wala Barsaq gaal gi mujjoon a am jafe-jafe biñ koy jéem a jàpp ci waaxu Ndakaaru yi nii juróomi kilomètre dox digganteem ak côte yi fii ci Soumbédioune la déparé en tout cas foofu la fekk baax quai de pêche boobu la bàyyeekoo fa la far ba tax Amina Mbaare Sow xëy na dem Soumbédioune seeti ndax gaal yooyu niñ koy defar ba léegi wala naka la demee donte ci diggante bi nguur gi tere na ñu defarati gaal yu ni toll mën a yàpp lu toll ci 200 di jéem a mbëkki Amina Mbaare Sow reportage. ci quai de pêche bu Soumbédioune daanaka teguñu bët benn yoon ay gaal yoo xam ni dañ leen di faral di jër ngir dem Europe. gaal yi ñuy defar ñun lu si ëpp pêche du jour rek lay doon yoo xam ne 4 personnes lay jël. yoo xamante ne dañuy dem 8 heures ñëw 17 heures ñun gaal yooyu la ñuy defar am na yoo xamante nag day def une semaine. fii moom ay gaal lañ fiy defar waaye nag ay at a ngi ni dañ leen di tere ñu defar yenn gaal yi leen. sans yooyu mu commencé si lañ tere woon am ñuy wàcc fii di ñu ne di laaj question yi daal moo ciy bëri ba nga xamante ni du la jaral ngay defar. ay gaal la yu rëy yoo xam ni mën nañu jël ay passagers yu bëri ak tamit ay tonnes produit. gaal yi antan nañ lu dul loolu. parce que gaal yi dañuy yëpp ay juróom-benn 200 litres juróomi 200 litres juróom-benn 200 litres essence bokkul ak 200 litres ndox yi ainsi de suite gaal yi dañuy rëy de gaal yi man mii mën naa taxaw doo ma gis dañuy liggéey gaal yi man su ma taxawee doo ma gis bu ñuy liggéey gaal yi dañuy taxaw si bërigo di daaj ci kaw bërigo la ñuy taxaw di daaj gaal yi pour ñu pare. loole est-ce que mën na tax ay accident di am. comme gaal gi nga xam ni jot na lakk ci biir géej gi lee ñoom ñu ne déet ndaxte gaal yooyu leen leen di defaree war nañu am capacité jël lu bëri ci ay marchandises ñoom kay li ñu wax mooy du ñàkk ne ci tabaxu gaal googule la défaut yi nekk. ca Fuuta la ñu jëm Fuuta foofu xale yi dañoo kontaanul dara ci seeni jëwriñ muy maire ya fa nekk rawatina ci département bu Kanel ba tax. taxaw nañ temb ngir daal di gën a suqali seen i nekkin foofu waaye yaakaaruñu ci benn yoon ñooñu nga xam ne ñooy maire yi dajaloo nañ nekk benn say lépp nag ñu war koo teg ci jàppandal li nga xam ne moom mooy ay jumtukaay ci diiwaan ba Ali Bandel ñaa ci leeral. gannaaw Hamadi Hunaare fi nga xam ni mairie ba ndaw yi dañoo dem yaxate foofu ci mouvement de révolte bi ñu doon def ngir ñaawlu ni maire ba doon jàppale ñey exploité phosphate ya mouvement de révolte bi mu ngay gën a law ba dugg na léegi ci dëkkub Kanel la dëkk bi nga xam ni mooy capitale départementale bi nekkee ci ay jafe-jafe yu metti ba tar mouvement de révolte bi de moo ne yàgg na ci at yi yëpp ci gannaaw waaye taxul ba dara soppeeku fa lii kon moo tax ba gaa ñi jàpp ni classe politique ba rawatina ñi nekk ca nguur bi ñoom ñoo lajj ci mbir mi ba tax kon ab mouvement bu bees bi ñu dippee Kanel yaara yeesu bi nga xamante ni tàmbali na mbir yi ngir wutali local yi ñu dëgmal la. ñoom ñëpp génn nañu taxaw nañu wane nañu que mouvement Kanel yaaru yeesu seen yëf la comme xale yi ni ñu koy waxee. dëkk bi yëpp yëngu na xam na ne que ñii nii di ñëw. ñii ñooy espoiru Kanel effectivement li nga wax dëgg la suur nañu effectivement ce qui se passait à Kanel ñoom ñëpp fii lañ taxawoon di yuuxu di tàccu nee nañu changement donc loolu wane na engagement jeunesse kaneloise engagement population kaneloise pour jéem a changer cette ville am na ñi fa xam ne sax ñëw nañ fi amuñu sax chemise amuñu sax t-shirt yàlla rek moo leen fi indi bëgg changement moo leen fi indi changement seen ville moo leen fi indi seen population engagée nii lañ ko nar a jàppee ba Macky Sall décidé incha allahu élection dina am ñu taxaw ci dëkk bi ñu wane ne population bi ñun ak ñoom ñoo ànd te incha allahu rabbi lu ñuy jublu dinañ ko am incha allah. ci biir département bi nag li nga xam ni moo gën a soxal ndaw ñi ñoom jàpp nañ ñi maire yi nga xamante ni dañoo lajj ci seen wàllu bilan ñu ngi na si pexe yu ne ngir mën a maintenir maanaam ngir wéyal ngir ñu mën a dakkal loolu tax na ba mouvement de protestation yaa ngi wéy di gën a lëmbee communes yi fare ci département bu Kanel la ndaxte góor ñeeg jigéen ñi li leen yëkkati jamono yi moo di fexe ba imposer alternance générationnelle rawatina ci boppu communes yi ngir ñu mën a soppi seen dundin na
ñu dem wax ci wàllu jàngale bi ak au conseil du dialogue social mi ci dugal loxoom ngir lépp daal di ñoŋ ci année scolaire bi ñu dëgmal mu mel ni ñëpp nag ci jàngalekat yi nangu nañ waaye nguur gi it nangu na kon waxtaan ba juboo war na mën a am ba tax taxawaayu waa dialogue au conseil dialogue social boobu Abdourahmane Diallo Mamadou Gueye ci leeral. benn weer a des ngir école bi ubbi au conseil du dialogue social di jël ay matuwaay ngir ren ji njàng bi am dal. acteurs yëpp ñun lu ñu bëgg mooy ñu comprendre dialogue social xam condition pour que école bi wàllu njàngale bi ñu wàññi crise yi waxuñu bu ñu am de ndax fu liggéeykat nekk ak gouvernement ak njaatige faw dina am ay rëq-rëq mais ñu wàññi ko ci intérêt Sénégal. jàngalekat yi di rafetlu ndaje bi waaye ñuy fàttali nguur gi li leen war seen diggante. mënuñu ñu nag éternellement di ñu remettre suñuy chose calendrier grec éternellement di ñu wax lii moo xew parce que réglé wuñu ko kooku tamit duñ ko nangu suñu bëggee jàmm am ñun ñëpp mànkoo nañu également concomitamment jéem a régler suñu problème mooy résorber régler définitivement le protocole d'accord de 2018. nguur gi di xam le ni moom it taxawaayam mooy ren ji ñu am jàng bu dal. pandémie baa ngi fii ba léegi et léegi au lieu de 500 000 élèves 4 millions élèves ñoo nar a ñëw public ak privé loolu nag laaj nañu continuer lu ñu def nii loolu moo tax ne que il y a une semaine jël nañu 3 jours ñu dem Mbour di waxtaan di xool ci ay thèmes tey encore le Haut Conseil woote na fii pendant 2 jours acteurs yëpp toog ñu waxtaan ñu jéem a seet nan la ñu war a def pour que année bi ci wàllu protocole sanitaire ci wàllu pédagogie nan lañ ko war a installer et que même calendrier scolaire dañ ko war a seetaat. ci lënd bi tamit dina am ndaje ci ñu seq njàng mi ci li ñu gën a waxtaanee mooy matuwaay yu ñu war a jël ngir xeex mbas mi ci jamono ji nga xam ni dañu war a tijju école bi. Tëngéej dinañ defaraat boulevard Maurice Guèye $23 milliards ci suñuy koppar lañ ci nar a dugal xibaar bi mi ngi siiwee ci ministre développement communautaire Mansour Faye ndax defaraat taliba ni ki assainissement yi dana yegg ca loolu banque islamique ak nguuru Sénégal ñoo génne koppar yooyu laaj ak tontu dox na diggante ministre Mansour Faye ak Ousseynou Thiam. ku doon ñëw Dakar wala di génn Dakar fii nga doon jaar. tey jii nag président dans le cadre de Promoville bu ne damay yaatal yoon bi nga xam ne ñëpp xam nañu yoon bi muy le boulevard Maurice Guèye def ko 2 voies bu nekk am 7 mètres de large def ci ay aménagement maanaam def ko lu mel na Champs-Élysées wala lu ndaw Champs-Élysées yaakaar naa ni kooku président de la République am na loo xam ne defal na ko Rufisque su ma jëlee maanaam koppar yi nga xam ni Promoville moom la am financement BAD am na à peu près 75 milliards financement BID 81 milliards boo ci boolee budget état bi nga xam ne c'était 69 milliards loolu bu ñu ko defee somme bi yaakaar naa ni Rufisque lu mu ci am ci wàll amul benn dëkk boo ko ci am loolu nag président de la République moo ko def parce que c'est presque 24 milliards de financement les Rufisque di bénéficié wu su ñu jëlee financement yépp lu Promoville am loolu nag yaakaar naa ne mën nañ delloo njukkal président parce que lu ko tax a jóg à travers Promoville mooy fexe dëkk yi di jotante. Samba Ndiaye moom mooy njiitu Grand Train du Sénégal bu yees toog na place am moom directeur général Grand Train du Sénégal ana lan la dëgmal ci mbébét yi ak la mu fa fekk ci xayma naka la nar a def ak moom ci passation de service bi becc na ko ci kanamu Fat Bintou Konté Ahmadou Ba ci caméra bi. Omar Boun Khatab Sylla tey nag jox na place am ki nga xam ne moom moo di Samba Ndiaye gannaaw ba mu toogee ñeenti at ci entreprise bi ñuy wax les grands trains du Sénégal moom directeur général bi nga xam ne moom moo génn fii ci entreprise boobee nag maa ngay wax jéego yi nga xam ne jot na ko fa def ngir suqali bi les entreprises. amul benn agent bu nekk grand train du Sénégal ci jamonoy PTB boo xam ne amoo yokk ci sa salaire soo amul ñu wax ma benn suñu daan dem di faju ji et ça me faisait mal on chassait mes agents parce qu'il y avait des problèmes de paiement tey dañoo dem ba ñuy faj dañ naan seen i malade kañ la ñuy ñëw. D'ailleurs sax taxawal na benn programme de relance du transport ferroviaire national mu toll ci 169 milliards. maanaam day programme boo xam ne dañ koo tënk muy pour deqalaat saxaar si muy yóbbu sénégalais yi ñuy dem ak ñuy ñëw ñu xaaj ko ñaar xaaj bu njëkk bi
juróom-ñaari dëkk la concerné ci Sénégal dont première ligne ferroviaire Dakar Saint-Louis mais damay rappeler ne projet la. ki nga xam ne nag moom moo di directeur général bu bees bi di Samba Ndiaye ma ngay xamal personnel bi ni fi mu toll nii moom ma nga seen gannaaw ngir li nga xam ne moom moo di défi yi ñu mun ko relever. te dañ fas yéene nag ànd ak liggéeykat yi ndax mënoo fi def dara yow kenn lépp looy def da ngay sukkandiku ci liggéeykat yi moo tax yéen liggéeykat yi maa ngi leen di tàllal sama loxo pour que daal ñu nekk benn pour mën a doxal li nga xam ne moom mooy société bi. passation de service boobee nag émotion bëri woon na ci torop ku nekk nag wax li nga xalaat ngir suqali li nga xam ne moom moo di entreprise yi fii Sénégal. Fatou Bintou Konté ñu dem wax ci Covid beeg ñu bëri ay junni liggéeykat yoo xam ne ñàkk nañ seen xëy. dara waralu ko lu dul seeni njaatige dañoo wàccoowul ak yoon wala jël prox ndollu coronavirus boobu ngir dàqe ba tax secrétaire général bu CNTS FC daal dina yëkki ay kàddu ci kanamu askan wi jaarale ko ci taskati xibaar yi Fatima Touré Younous Diatta teewewoon nañ ko. junni ci ay milliards ñu daal koy teg ci table gi ngir rek plan de résilience économique bu Covid-19 loolee wàññiwul benn yoon naqar bi nga xam ni liggéeykat yi ñu ngi koy daal di jonkonteel ci seeni entreprise ay dàq yoo xam ni teguwul ci yoon ay droit yoo xam ni rek kenn respecté wu ko loole nag kenn mënatu ko nangu bu ñu sukkandikoo ci cadre secrétaire général CNTFC authentique. même boo leen yóbboo chômage technique ci seen salaire. nañ leen fay téeméer bu ne nañ leen ci fay juróom-ñaar fukk muy 70% mu am ay chef d'entreprise yoo xam ne faalewuñu sax lu ñu leen wax xooluñu sax ordonnance bi nga xamee ni moom la président def ku mënatul fay kay te nit ki nekk CDI wala mu nekk CDD wax dëgg yàlla boo ko mënatul fay war nga ko fay àqam ak droit am yépp. ñoom centrale syndicale bi sax li ñu bëgg rek mooy ñu xoolaat texte IPRES wante tamit caisse sécurité sociale ndaxte dañoo jàpp ni rek ngir transparence am faw rek ñu daal di lëmbataat li nga xam ni moo di texte yooyee. l'IPRES et la caisse de sécurité sociale. li ñu bëgg mooy ñu daal di xoolaat texte yi nga xam ne ñoo tënk IPRES ak caisse de sécurité sociale ndaxte dañoo jàpp ni rek ngir lépp mën a leer faw rek ñu xoolaat texte yooyee. détournement découvert. ca beneen wàll ba ki nga xam ni moo di secrétaire général CNTFC di Baxaw Njong daal di rek tontu ki nga xam ni moo di Cheikh Diop mu jàpp ne nag fan yi yëpp mu ngi génn ci presse bi ngir daal di wax li nga xam ni rek taxawul ci yoon moom mi la nag jàpp ni déclaration yooyu teguwul fenn. Cheikh Diop a été battu à plate couture par Baxaw Njong. Jusqu'à présent l'État se base sur du faux pour di leen jox ay subventions ay 600 millions 300 millions. ci lan fan lañ ko teg ñu jël xaalis di lekk di def lu leen neex bu ñu joxee ay poste ñoom ñoo koy jël c'est inadmissible. ay junni liggéeykat daal di ñàkk seen liggéey ginnaaw bi nga xamee ni pandémie Covid-19 daal di ñëw ci Sénégal tey nag CNTFC authentique jàpp ni état du Sénégal war na rek daal di taxawaat xoolaat famille yu bëri ndaxte dañoo jàpp ni rek tey jii ñoom ñi lee ñu ngi dund ay jafe-jafe. benn fan dox suñu digganteeg gàmmu gi Touba daal di sol dàllam wala ñu jàpp ni kilifa Touba moo yónnee ci xalifa Thiénaba niki Ndiassane kër maam El Hadj Ndiégène ak Chérif Néma Aïdara ba nekk Diamaguène ca Thiès lépp ngir ndaw li doon dox. ndaw li moom Serigne Bara Laxaat Mbàkke la tudd doon seeti kilifa diine yooyu yëpp yóbbul leen la nga xam ni moom la leen xalif général kullu murit jàppale sëñ Muntaxa Mbàkke ci gàmmu googu muy lu rafet lu ñu rafetlu it Cheikh Anta Diop Seylatir général des mourides Serigne Muntaxa Bachiru Mbàkke yëkkati nag ay ndimbal jagleel ko xalif généraux yi nga xamante ni ñoom ñooy fas yéene gàmmu di waa kër Maam El Hadj Ndiégène xalifu xaadriya bi nekk ci Diamaguène Thiès ak waa Ndiassane. Cheikh Mouhamadou Mountakha moo ñu yebaloon ngir ñu wër ci Sénégal yëpp yu ëpp ci këru diine yi ngir participation ci bis bu tedd bi nga xam ne moom la ñu defal bu tedd gi ñu jublu ko muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca Cheikh Sidi Moukhtar la tàmbale woon saa bu bis bi ñëwee ñun ñëpp dinañu leen wër fu nekk ñu am lu ñu fa yóbbu. Cheikh Mamadou Mountakha innovation la ci def ndax ku ne xam na ne yoonu murid moom continuité la
waaye nag ba mu dikkee au lieu mu yem ci continuité boobu dafa doubler effort yi. di mbir moo xamante ni daanaka Chérif Néma Aïdara bu Diamaguène ak Serigne Abdourahmane Kounta ki yor kàddu xalif général day Ndiassane ak Serigne Mounirou Ndiéguène di xalif kër Mame El Hadj Ndiéguène ñoom ñëpp nag rafetlu mbir mi. lii du lu bees. lii du guléet ci xadara bi de. teraanga yii ñu teg ci sa loxo. ndax teraanga yii ñu teg ci sa loxo. doo mukk ci àddina. doo mukk ci àddina. fekk fi kilifa. fekk fi kilifa. du la wax ne. te du la wax ni. kontaan nañu. sant nañu. ñoom ñëpp nag bëgg nañu ci. te ñu nekk nag ci jamonoy mbas. ay millions yi nit ak daañu leen xaar ci gàmmu yi. loolee tax nag sëriñ si ñoom ñëpp ñaan nañu ngir gàmmu gu mucc ayib. te doomu jàngoro ji ñuy wax coronavirus di ñaan ngir mu bañ a law ci réew mi. ñu des ci gàmmu gi ak Medina Baye Kaolack lu toll ci junni ci ay alkaati dinañ ko teewe ngir kaarange gi matale ni ki it wàllu jumtukaay commissaire central Kaolack moo ko siiwal ne renfort yi jóge nañ fu nekk ak it ni mu leen ko waxee jumtukaay yi ba tax ku fa bëgg def naka sudul noonu du yomb ci yow Ibrahima Diame Fally Gaye reportage. Depuis presque lu weesu ay bés commissariat central bu Kaolack génn na renforcer ay éléments de police sur le terrain ngir waajal gàmmu gi kon génn aar kaaraange pèlerin yi commissaire central bu Kaolack di Serigne Amadou Diop di xamle ni nag li jëm ci wàllu cëlum masque gi exigence bu wër lay doon. police nag daf si am taxawaay bu rëy boo xam ni daf koy def taxawaay boobu daf ko gën a dëgëral si gàmmu gi pour au moins. pèlerins yi ñëw mun a respecter li nga xam ni kilifa yi moom la ñu tëral comme le port obligatoire du masque. muy xamle ni nag lépp luy service de sécurité di wéy karange ci biir diwaan bi daañu ko mobiliser rax ci dolli renfort bu am solo bi nga xamante ne fekk si na leen. juróomi téeméer ak fanweer élément yu jóge Dakar si ay services yu bëri mais bi si gën a ëpp mooy GMI groupement mobile d'intervention. mais am na yeneen services yoo xam ne comme ay sûreté urbaine DPJ ak les services de la cybercriminalité division cybercriminalité ñoom ñëpp ñëw nañu pour jàppale ñu ci liggéey bi. lu jëm ci wàllu jumtukaay yu mel ni ay oto ak ay moto moom nee na def nañ ci lu am solo. moyen logistique yi defe naa ni jot nañ mobiliser lu toll fukki oto ak juróom ak ñeenti motard yoo xam ni. dinañ taxaw pour mun a faciliter déplacement éléments yi sur le terrain. opération de grande envergure bi mu ne nag tàmbali nañ ko depuis octobre jur na lu bëri ci wàllu interpellation ak nangu oto ak ay moto lu mot kon ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñetti doomu aadama wóolu nañ leen saytu leen ndax seen comportement ci biir mbedd mi. mbokk yi loolu doon li fi gën a fës ci xibaar yi nees tuut ci wàllu nasaraan Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop ngeen di àndal su noppee ñu dellu siwaat ci édition spéciale ak xibaar bi nga xam ni siiw na léegi mooy gouvernement bu Sénégal Macky Sall neenal na ko yamale na ko fii bu bees bi ñu dëgmal ak ana naka la nar a tëddee yan coppite lañ ciy xaar naka la war a demee incha allah dinañ ci ànd ak yéen bu Chérif Diop pare jërëjëf.